C'est Monsieur Ndiobo Dieye, je suis le coordonnateur de l'inspection médicale des écoles, qui est une structure rattachée à l'inspection médicale des écoles. Sunu liggéey mooy gérer santé bien-être xale yi école publique ak école privée fii nag ñu am fi benn amicale bi ñu ngi ko créé il y a pas longtemps mais dafa commencé première activité faaram ni dañu bëgg def conférence ci weeru koor bi conférence bi ñu def ko ci les bienfaits du jeûne sur la santé. waaw xam nga thème boobu moom dafa mel na ñun leen ko defaral dañ nuy jàppale suñu liggéey ndax loolu mooy suñu liggéey bés bu nekk saa yu nu yeewoo ñun suñu warugar mooy góorgóorlu ba santé tasaaroo parce que gëm nañ ni xale bu nekk si wér-gu-yaram bu am wér-gu-yaram da ngay amal sa bopp njëriñ amal sa société njëriñ wér-gu-yaram intrant la en fait parce que booy wuti ay performance scolaire di wuti ay résultats balaa nga naan naam ne fa il faut nga am wér-gu-yaram nekk si condition de travail bu saine bu set bu sell ndox ba ngay naan la ngay lekk devant l'école environnement ba mental la mais environnement tout court la léegi nag ñoom bi ñu jëlee thème bi ñu ne alhamdulilah te on a été très heureux parce que ki présenté thème bi daf ko abordé dóoraale facettes yooyu yëpp de sorte que kenn ku nekk tey boo jógee fii jàpp naa ni war ngaa mën a nekk relais fa ngay dellu pour partager ak ñoom parce que c'est une approche scientifique qu'il a utilisée te docteur bi ñu am fii muy docteur Coly moom itam yokk na ci ñaar wala ñetti phrase yoo xamee ni defe naa ni gën na dëgëral li nga xam ni moom la oustaz bi présenté moo tax daal am nañ ci satisfaction lool di ñaan yàlla plateforme yu mel nii di gën a tasaaroo parce que njëriñ lay doon d'une société bu saine boo am ay doomu aadama yu wér dafay gën a tendre vers le développement qu'une société boo xamee ni nit ñi dañuy nasax du ñu am njëriñ suñu liggéey mooy santé ñoom ñu ni nu naka la naka la koor di dëgërale santé kon kay ñoom ñu ngi ñuy jox benn outil parmi d'autres mais benn outil mooy woor leen ngeen wér woor leen ngeen wér kon nag jàpp na ni aujourd'hui on fait un jeûne thérapeutique dans les pays les plus développés gars yaa ngi naan gëm nañ ni kat ndekete woor dafay defar yaramu doomu aadama te bari na maladie comme ni ko docteur bi waxee yoo xamee ni dañ lay obligé nga def benn régime ndax kat sa yaram mën a supporter la dal ñun nag balaa mu lay dal la ñu bëggoon nit ki conscient sa la muy lekk la muy naan naka lay defee sport naka lay yëngatoo ba ñu mel nag ñi nga xam ne ils sont autour de moi qui ne font pas de sport. waaw xam nga waxoon naa volet sensibilisation wax naa volet information wax naa volet communication bi ñuy gérer wax naa volet traitement xale bu mënti feebar foo mënti jógee si académie Thiès boo ñëwee fii ñu faj la buñ ko mënee parce que nag doomu aadama moom mooy soigner waaye Dieu mooy guérir ñun nag boo fi ñëwee dinañ la faj dinañ la jox garab si yi nu mën a nekk su mënul nekk ñu référé la parce que am na yenn xeetu feebar yoo xamee ni dañ naan la kat bindal la kayit na demal tel hôpital foofu xëy na dinañ ko mën a jël en charge donc ñun ñi ngi faj à l'interne ñi ngi déployer wu pour sensibiliser ñi ngi accompagner les structures dans la mise en place de dispositifs de gestion de la santé maanaam benn école bu amee infirmerie nii ñun dañuy dem pour accompagner ko pour jàpp infirmier ba fa nekk yee ko si yenn aspect de la gestion de la santé parce que docteur la ñu yore boo xamee ni moom itam dafay bu ñuy def par exemple visite d'aptitude en début d'année docteur dafay indi des éléments qui sont externes au service pourtant dañuy ànd ak ñun weer ak genn wàll saa yoo xëyee fii 7 heures du matin 14 docteurs ñooy déployé wu au sein de l'académie di seeti xale yi fa ñu nekk di leen ausculter ñenn ñi nag dañ naan visite bi dafa gaaw visite bi non en vérité buñ lay seet pour nga xool def éducation physique saytuwuñu sa yaram yëpp la ñuy saytu mooy ndax sa yaram li mu wane si instant ban lay xool war naa mën a def éducation physique moom dafa am benn formule bu ñuy wax mu ni le cœur ne ment pas moo tax dañuy xool sa souffle xool sa cœur xool ndax amul signe visible d'anémie loolu buñ ko gisee rek on te déclare inapte parce que ñun déclarer élève apte inapte moo nu gënal ñuy déclarer un élève inapte apte yaa ngi may dégg de sorte que loolu daal mooy li nga xam ni moom la ñuy yëngatu di ñaan yàlla nag di am ay partenaires yuy jàppale dinaa waxaale benn affaire bu nekk si ñun fi jamono ji ñu toll nii ñu si yëngatu mooy dañu bëggoon fii nii nga xam ni yàlla def na yaatu na ñu am fi benn bâtiment bu ñuy permettre ñu am un dentiste un ophtalmo ak mën a def yenn xeetu analyse yi à l'interne laboratoire bâtiment boobu buñ ko taxawale woon ba pare dafa naa ni war nañ mën a joxe lenge yi joxe ñi gën a ndaw comme ñi nekk ni autour de moi am nañu nag matériel bu commencé ñëw te matul waaye bu doon suñu sago daal fii balaa mu yàgg ñu am bâtiment boobu message boobu daal maa ngi koy lancé
ñu am boobu bâtiment pour def si sunu dentiste parce que kenn ku ne si ñun xam na ni ba nga nekkee xale di jàng si école bare na bés yooyu tardé ndax bëñ bi metti xale jamono ba mu toll bëñ yi di defaru période la boo xamee ni kar yi daf koy yomb ak xeetu jàngoro yoo xam ni si gémmiñ lay nekk. Mouhamadul Amin Fall di coordonnateur alliance des arabophones du Sénégal nekk employé fii ci IEMO voilà waaw liñ ci doon séntu ñu ngi sant yàlla bu baax gis nañ ko parce que ci weeru koor lañ nekk weeru koor boo nga xam ni dañ ñoo digal pour def lu baax saa su nekk mais yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ñu pour yu baax yi ñuy def nañ ko yokk ci weeru koor jaamu yàlla gi ñuy def ñu yokk ci weeru koor ndax yàlla moo ni koor jaamu yàlla yëpp dinañ ko fay waaye koor maa koy fayal sama bopp moo tax ñu coordonné woon en tant que ay musulmans en tant que ay travailleurs yu nekk fii ñu waxtaan ak directeur ni ko nañ fi def benn conférence boo xam ne dina méngoo ak liggéeyukaay bi muy luy jëm ci wàllu santé koor lim ciy def ñu tànnoon tam un conférencier boo nga xam ne mooy docteur Alhaji Moussa Fall woo ko pour mu def ko def naa ni ñi fi teew ñëpp kontaan nañ ci thème bi plus de 250 personnes teew nañ fi vraiment teewlu ñu sant yàlla bu baax a baax ONG bu ñuy wax WAMI aussi di an-nadwa al alamiya li sabab al islami def na ci participation pour jàppale ñu ci lii ñu fi def nii tey muy louer bâche yi ak sonorisation bi ak organisation bi yëpp daal mu nekk benn participation boo nga xam ni dañ leen ciy sant bu baax a baax di sant docteur Mouhamad Fati bi nekk Dakar ndax suñ ko defaloon it ñun dinañ ko defal suñu waaw ndax suñu devoir parce que xam nga ñun ci suñu mouvement bi ñu yore muy alliance bi li ñuy def rek mooy bu ñu nee alliance des arabophones du Sénégal mooy képp koo xam da ngay œuvrer ci culture arabo-islamique wala lépp luy yëngu ci lu mel noonu ci wàllu humanité rek dañu bëgg suñu loxo nekk fa ñu nekk ay facilitateur comme yàlla def na jàng nañ ci réewu arab yi xamante nañoo ak ay dëkku naar yu bëree bëri arab yu bëri am fa ay relation yooyu moom la ñuy yombalal rek pour ñu li ñuy indi ñu mën a wàcc ci askan bi pour ñu jàppale leen te loolu li ci gën a am solo def naa ni mooy wér-gu-yaram moo tax asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ko njëkkee si amical bi ma jiite ndax li olof di wax dégguma wolof bu baax mais dañ naan benn lam du yëngu donc ñoom ñoo ma jàppale ñoo ma dooleel ci seen engagement seen détermination vraiment taxawuñu boobu ba léegi donc su lii mu ne am ñoom ñoo ko waral ma leen di siy jaajëfal bu baax a baax di remercier nit ñi fi teew ñëpp mention spéciale au lycée Malick Sy bi nga xam ne fa laa bokk ba tey nekk naa fa presque 10 ans donc ba léegi maa ngi ci seen groupe yi et tout donc ñooñu tamit si man la ñu bokk maa ngi leen di jaajëfal bu baax di rafetlu seen teewaay di jaajëfal képp ku fi teew vraiment mënuma citer ñëpp mais macha allah gis naa ñi fi teew ñëpp di rafetlu teewaay bi jamono xat na yitte yi bari na waaye ku nekk bàyyi nga sa yitte nga ñëw ndax partager ak ñun bés bi ci thème bi ñuy wax sur les bienfaits du jeûne sur la santé maanaam loolu day wane ni yéen diine ak wér-gu-yaram ñor na leen waaw ñu tënk ko ci ñun tamit ci aaye bi yàlla wax rek ci suuratu baqara maanaam wa anta suumu xayrul lakum in kuntum taalamuna c'est mieux de jeûner loolu la yàlla wax et si vous le saviez donc si vous le saviez boobu loolu la ñuy jéem a faram-fàcce tey haza asalaamaaleykum wa rahmatullah